RFM matin 7h40 sunu gan Abdou Karim Fofana ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu urbanisme logement ak hygiène publique salaamaaleykum. salaamaaleykum Babacar maa ngi lay seer bu baax ci suba si. di nuyu Alaaji Georges ci Diop mi ñu àndal ci waxtaan wi bala ñoo xuus ci yeneen pàcc yi dañuy njëkkee li bees mooy démb conseil des ministres bi nga xam ne bokkoon nga ci sax ba ñu jàngee communiqué ba nga xam ni moom lañ ca génnee ñu gis njiitu réew mi ne dafa séentoo sanc ab bés bu ñu jagleel wàllu cet ci réew mi. waaw dëgg la président de la république xam ngeen depuis biñ ko falee mu def discours d'investiture am bi le 2 avril daf ci wane woon pas-pasam ngir lu bëri soppeeku ci wàllu set gi ak ni ñuy gérer espace public mooy li ñu bokk moom nag ci biir doxalin bi daf ñu jox ndigal ne nañu créer les journées nationales de la propreté ñu ngi ciy xalaat ba nga xam ne dëkk bu ne nit ñi dinañ mën a jóg ku ci ne fa nga dëkk nga taxaw temm ci setal ko état bi def ci li ci war moo xam ci moyen moo xam ci taxawu waaye tamit population yi ku ci ne fa nga dëkk nga fexe mu sax dàkk maanaam ñu approprier wu loolu yor ko di ko saytu comme ni ñuy def ci comité de gestion école yi ak comité de santé yi. nu ngeen koy defee lu ci mel ni Rwanda ñoom am nañ lu mel noonu bés bu ñu jagleel cet gi ñëpp génn setal. waaw loolu lañ ci jublu bu ko defee ku ci ne rek jàpp ci li la ci war li nga xamante ne moom nga jàpp ne moom nga war a def waaye li ci am solo mooy appropriation parce que boo gisee dëkk bu mel ni Rwanda mën na am li ko jur traumatisme bu mag la. te peut-être Sénégal àgguñu foofu waaye nag ñun fii ñu àgg tey dañu war a fexe ba population yi def ko seen quotidien maanaam bés bu ne bu ñu gisee lu naka su dul noonu ñu organiser ko seen bopp di ci waxtaan boo gisee sax démb si guddi xaw ma ndax gis nga ko commencé waat nañ désencombrement yi fi mu ne boo rombee avenue Blaise Diagne lépp lu fay baraak ak yooyu fa nekk garba xaw ma lañ koy wax ci muru stade Iba Mar Diop dem ba wetu kër El Hadj Abdou Aziz Sy lépp dindi nañ ko. donc population yi génn nañ mais il faut ñoom it ñu jàpp ko téye ko ànd ak ñun parce que état mënul koñ bu ne mu teg fa kuy nettoyer waaye bu ñu ànd ak population yi war nañ ci mën a am résultat. loolu bañ la tabee nga ko sumb mooy wàllu gàllankoor yi nga xam ne moom ci mbedd mi. oto yu yàqu yeeg ñii lal fu leen neex ak ñoom seen. tey ji bu ngeen koy xayma ndax pàcc wu njëkk bi jeex na ci loolu daanaka bu ngeen koy xayma gan xayma lay doon est-ce que mënees naa jàpp ni lépp dañ na ci lu doon tilimal dëkk bi ak gàllu yoon yi. déedéet Alaaji Babacar loolu liggéey bu yàgg la te du doon ci benn saa rek lañ koy def xam nga biñ koy def dañ ko tàmbali balaa koor gi ñëw nag ñu taxaw tuuti tamit fexee di waxtaan ak ni ma leen ko waxee rek ne ñun li ñuy jëf yëpp président daf ñu ne ñu teg ko ci déglu population yi déglu acteurs yi diisoo et puis ñu jëf moo tax il fallait gis nga ma def ay tournée dem ci kilifa diine yi dem ci acteurs yi commerçant yi ba léegi maa ngi dajeek ñoom bu ko defee ñu waxtaan ba xam naka lañ bëggee ak naka lañ ko mën a téye parce que ku ci ne dañ ci am responsabilité démb bu ma demee fii ci avenue Blaise Diagne am na ñoo xam ne bi ñuy dindi baraak yi dañu naan waaw ñun communes yi ñoo ñuy fayloo ay taxes yi ak yu demee noonu donc waxtaan ak communes yi ci stationnement bi tamit naka la ñuy joxe espace yi bu ko defee ñu sauvegarder ko donc il faut mu am waxtaan mais il faut mu am jëf man ni ma ko waxee rek ku ci ne dinañ la seeti wax ak yow li war waaye jëf mënta ñàkk mënuñu continuer di maslaa dëkk bi mel nii ba nga xam ne ku ci ne boo demee xool koo xam ne am nga responsabilité ci loolu. ci jëf joojee sax la ñu wax bi njiit réew mi yëkkee ay kaddu dañu jékki rek gis ngeen def ko ak ab ampleur bu rëy saa su ne ñuy gis ay opération de désencombrement jékki-jékki mbir mi wàññeeku ralentissement boobu est-ce que du loolu mooy yàq mbir ma. déedéet du ko yàq parce que loo gis waxtaan am na ci parce que man tey li may def dama ko war def ak responsabilité mënuma yor bulldozer yor ay auto policier di ñëw rek di dindi nii. waroo woon commencer foofu kon. déedéet dañuy waxtaan li ma njëkk a def mooy dindi épave oto yi parce que liggéey bi dafa bëri pàcc dafa am stationnement am épave oto yi su ma la nee ci une semaine rek boobu dindi nañ 126 oto ci diggante Lamine Gueye nu mu tuddati boulevard de la République place de l'Indépendance place Nangam 126 oto. donc loolu day wane ne lu am njëriñ la mais ci diggante bi tamit waxtaan nañ parce que mbir mi tamit dafa am benn valeur sociologique woo nañ waa UNACOIS Yeesal am na beneen UNACOIS jàppoo bi ñu war a dajal waxtaan naa ak yenn ambulants yi ku ci ne ñu wax déglu xam li nga bëgg a war a ñaareel ba mooy bul fàtte ne am na ci loo xam ne compétence su communes yi la ñun ministère bi dañuy ñëw li communes yi mënal seen bopp wala amuñu peut-être doole bi leen koy may wala peut-être jafe na ci ñoom ñu def ko ñu ñëw def ko ndaxte bëgguñu li fi xewoon ministère yi communes yi di xuloo donc ku ci ne tamit ñu dajeek yow waxtaan ak yow xool solution yi ñu la mën a apporter bu fekkee da nga am solution parce que nit ñi tamit il faut ñu utal leen solution li ñuy def du yoon mais du ñun tamit waruñu cay jaar rey ay activités économiques yoo xam ne mi ngi dundal ay nit léegi nag bu ñu demee ba amuñu solution nit ñi nanguwuñu parce que tamit dafa am luy yoon donte da ngay liggéey
am na fu ñu ko war a sàkkal bu fekkee menuisier nga dañ la war a wutal bërëb bu fekkee commerçant nga dañ la war a wutal bërëb bu fekkee nu mu tuddati mécanicien nga dañ dafa am fu ñu la war a wutal buñ ci waxtaanee ut solution te nit ñi defuñu ko nag bu boobaa ñun ñu jël suñuy matuwaay. li ngeen di wax ni de xaw ma ba xam da ngeen ko mën sax. ndax lan. dafa yombut bu fekkee woto yi war ñoo gaare ak ñoom seen dëkk bi xat na nit ñi amuñ fu ñu jëm ku am sa woto doo ko gaare ci àll ba. Dakar amul ay parking est-ce que loolu yëpp ci wàllu aménagement suntu ngeen ko ak ñoom seen. waaw mais xam nga ñun bu ñu tànnee def politique wala di gérer ay affaires publiques lu yomb taxu ñoo jóg donc bu amee problème yu mel ni dañ ci war a toog concerté wu ci mais tamit xam ne jëf mënta ñàkk bu ñu toogee rek ne lu dëgër ñu dellu ginnaaw boobaa ñun ak ñëpp a yem bu yeboo ñu dem uti beneen métier mais nag li nga xam ne waxtaan la faaw ñu def ko li nga xamante ne jëf la tamit faaw ñu def ko démb si guddi ñëw nañ fekk par exemple ay baraak yu nekk ci stade Iba Mar Diop ñu dindi leen di nga gis nit ñi ñëw wéy dama daan jaay livre mais fii dañ koy tere def nañ communiqué def nañ sommation weer a ngi nii ñu may nit ñi yërmande pour ñu jël seen i bagage mais lépp dañ ko dindi dem nañ sax ba gis ci loo xam ne am na ñoo xam ne ci biir stade bi la ñuy nëbb seen bagage woo nañ waa stade bi ne leen il n'est pas normal que quand même fii nga xamante ne lieu bu administration yor la li ñuy tere nit ñi di ko fa jël di ko fa jóor yor seen i caabi donc loolu yëpp du lu yomb dëgg la mais tamit lu yomb taxul ñu fal ñu fii ñu teg. fu gën a garaaw nit ñi yëpp nemeeku nañ ko wax nga stade Demba Diop mais Liberté 6. waaw foofu dafa doy waar nit ñi sax mënatuñ faa jaar oto yi jaaykat yi xëccoog ñoom. dëgg la. front de terre jàpp Liberté 6. waaw dëgg la loolu moom dëgg la moom bokk na fi gën a doy waar man weekend bi rek romb naa fa mais bul fàtte ne foofu BRT bi daf fay jaar te BRT bi Banque mondiale moo ko financé Banque mondiale dafa am ay règles boo ñëwee fekk benn projet. fekk am ñu ñuy wax impacté parce que ñooñu dañ fa nekkoon bu projet bi jaaree ci ñoom impacté dafa am procédure bu tudd OP412 dafa ne képp koo impacté jaaykatu caaf bi ci tali bi amul titre amul dara da nga ko war a dédommager ba pare. mais ba ci ñi nekk ci trottoir bi ci boppam moom laa la wax da nga leen war a dédommager ba pare moo tax il faut ñu xaar ba procédure boobu parce que loolu rek mën na bloquer décaissement wu projet BRT bi donc loolu yëpp xalaat nañ ci bokk na ci programme bi mais loolu waa CETUD jël nañ ci ay matuwaay balaa at mi di jeex nañ leen fa jëlee di nga gis ñun ñu dem feneen jëlee leen fa parce que amul projet bu fa ne mais bu fekkee am na projet bañ étudier ko ba Banque mondiale validé ko ña fa ne dañ leen war a dédommager balaa ñuy dem mais buñ ko defee rek dindi leen fa Banque mondiale day bloqué tamit décaissement yi nga xam ne moo jëm ci projet boobu moo tax foofu dinañ leen may daladi ba nga xamante ne date bi bu jotee ñoom ñu mën ko def ni ñu ko war a defee. ñu fàttali ni BRT mooy bus rapide transit xeetu yoon bu ñu war a xàll la ngir ay bus yu ci mel ni jógee Géejawaay foofu noonu lañ ko nattee. ngir ñëw ci Ndakaaru leneen loo xam ne itam coow la mooy mbalit mi lan mooy xayma bi ngay def bi nga ñëweeg léegi ci ni mbalit mi niñ koy toppatoo ci Ndakaaru rawatina an meek forbeek yóbbu fañ ko war a tuureek coowal mbëbës gi nga xam ni gouvernement bu ñëw rek mel ni ku ko fenatal te du ko saafara. dëgg la mbalit mi moom ku la ne amul problème waxul li am problème am na ci mais li am solo mooy nguur boo ko yoree da ngay am responsabilité bañ a def rek comme ñenn ñi lu am nga tëpp wax yuuxu parce que gérer affaire publique du ay caaxaan da ngay jël sa responsabilité bu fekkee problème bu rëy la boo xam ne du lu ñuy régler ci benn at nga tàmbali. parce que tamit loolu la Sénégal nanguwuñ ko tàmbali boo tàmbalee ñu ne la da nga yéex boo deful ñu ne la da nga ko ragal mbalit mi dafa am problème fële ñuy wax mbëbës dañ ko war a restructurer parce que mënoo nekk dëkk ak nit ñi chaque jour 3000 tonnes mbalit di fa dem état du Sénégal dafa signé convention ak Banque mondiale ñu am li ñuy wax Promojet dafa war a tax dëkk yu bëri ñu tabax fa li ñuy wax ay CIVD centre d'intégration de valorisation des déchets donc centre intégré de valorisation des déchets donc li ñu war a def mooy zone bu nekk moo am foo xamante ne fa la ñuy dajale mbalit yi traité ko foofu dindi partie bi nga xam ne mën nañ ko valoriser waat parce que mbalit bi bëri na ci loo xam ne plastique la bëri na ci loo xam ne ay matière la yoo xamante ne peut-être organique mën na créer gaz ñu utiliser ko wala yeneen ak yeneen donc loolu état du Sénégal jóg na ci déjà am na lu ñuy wax PGD Sud Bank BID moo ko def ko ci dëkku diine yi muy Touba di Kaolack di fi ñuy wax Kaolack Tivaouane Touba donc loolu déjà commencé na ñu ngi tabax centre mooy CIVD yooyu ma lay wax mais il faut mu am tamit tàmbali c'est-à-dire nit ñi tamit il faut ñu am patience su problème bu amee ki nga xam ne jóg na jël responsabilité xam ne centre yooyu boo ko amul doo mën a def dara da ngay defaat ni mbëbës xam ne mbëbës dañ ko war a restructurer parce que bul fàtte ne régime bi fi jógee amoon na ci xalaat ba def benn centre d'enfouissement technique fële ci Sindia population yi bañ ko parce que peut-être communication bi baaxul woon donc erreur yooyu yëpp dañ ci war a jàng mais dama bëgg ngeen xam ne
souvent mbiru mbalit pour changer ci ay habitudes dina jël période bu bëri ñun nag looloo tax déglu diisoo ak jëf am solo population yi il faut ñu wax leen ne que centre d'enfouissement technique du loo xam ne day yàq suuf si wala du loo xamante ne peut-être day tax dëkk ba doon dëkku mbalit wala yu demee noonu donc loolu yëpp il faut ñu yee ci Sénégalais yi parce que mbalit tamit dafa am valeur dégg ngeen léegi sax ñuy wax notion de ordure maanaam wurus la boo xamante ne dafa solide donc loolu yëpp il faut que ñu jàngal ko nit ñi parce que bëri na dëkk yoo xamante ne ci valorisation déchets am na ci liggéey yu bëri yu ciy génn tey ñun li nga xam ne moom la ñuy woowee buujumaan yi bëri na dëkk yoo xam ne dañuy dem ñu leen di liggéeyloo ñuy traité avec leur dignité humaine peut-être mbubb yi ñuy sol duñ ko sol peut-être que duñu soxla ñuy nekk ba nga xam ne dañuy nekk en marge de la société dafa am benn dimension sociologique boo xam ne dañ ko war a jël en compte te président de la République bi ñuy teg Promoged ak PGD Sud loolu yëpp da ko jël en compte ndax ñu mën a génn définitivement am solution mais ñu bañ a toog rek at mu jot ñu ñëwaat avec les mêmes problèmes. yee seen bopp waaye yee itam ñi nga xamante ne yéen a ngi leen di teg ci yenn kuréel yi nga xamante ne ñoom ñooy saytu cet gi ci biir Ndakaaru wala ci yeneen gox ya bi ngay doog a ñëw ci boppu ministère bi am na li ci fësoon ci wàllum doxalin gi nga xamante ne jaarul yoon ay luuxoor ay mauvaise gestion ba ñu siiwaloon ko ban suite ngeen di jox loolu parce que ba léegi kenn déggaatu ci dara xam nga souvent tamit yéen journalistes yi da ngeen di def erreur boo xamante ne baax na ñu koy wax man bi may wax vidéo 20 minutes la dama taxaw di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy technicien de surface yi man waxuma ne j'ai débusqué wala dama trouvé dama toog ñu ne ma dañu bëgg suñu ay salaire ñu améliorer ko ñun ñii 60 000 la ñu am ñii 90 000 ñii nangam te liggéey bi ñuy def dafa métti liggéey bi ñuy def ñi ko war a def bëriwul ñi ko bëgg a def bëriwul maa ngi leen d'accord wax ngeen ne nañ leen yokkal seen salaire nañ leen def nangam mais man balaa ma leen di wax ne yokk leen seen salaire balaa ma leen di yokkal seen salaire di ko laaj état xam leen ne yéen am ngeen ay niche d'économie ci li ngeen nekk rapport bi nga xamante ne 2018 sama prédécesseur Yaya Abdou Kane ak ñi nga xam ne ñooy gérer tey nu mu tuddati UCG ñoom ci seen rapport bi nga xam ne moom la leen benn cabinet Grant Thornton defal wane nañ ci ne am na 261 personnes yu doon liggéey yoo xam ne dañuy fayeeku te liggéeyuñu man leen nag somme boobu bés bu ñu ko économiser woon mot na 60 millions par mois donc mën nañ leen ci yokkal seeni salaire te loolu commencé woon nañ ko def ba pare mais information bi ñu ko déggee rek xam nga tëll rek ñu jàpp ne damm na mais bu lu toll noonu ci nit di fayeeku te liggéeyut loolu da di doxalin nga xam ne jaarul yoon te war nañ koo jox ab suite waaw moom laa la wax suite yi am na ba pare parce que man bi may wax dafa fekk rapport bi am na 1 an mais exemple laa doon joxe parce que boo nekkee ci gestion buñ la nee man aw ma nangam nañ ko laaj budget état may la déet yow sa biir fi ngay liggéey am na niche d'économie bu toll nangam bon après nag xam nga rek information yéen a ma ko gën a xam bu ko nit déggee peut-être somme bi ni mu toll yu ne way ministre bi débusqué na nangam mel ni man Superman la du loolu c'est dama fekk rek situation di leen expliquer ne balaa ñuy laaj état te état fi ñu koy xaar dafa bëri gis nga dëkk bu mel ni Sénégal dëkk yi ñu wër yëpp essence yokku na électricité yokku na gasoil yokku na ñun fexe nañ ba maintenir prix yi mais loolu yëpp ay subvention la 150 200 milliards yoo xam ne état bi da koy jël def ko ci subvention bu ko defee population yi bañ a sonn mais bu amee benn pàcc laaj enseignants yi laaj nangam laaj yenn saa yi ngeen laaj it seen nu mu tudd subvention presse ak yu demee noonu xam nga donc du mën a nekk il faut ñu am benn solidarité ak benn intelligence budgétaire boo xam ne moo mën a tax du ñu am yenn problème yi. dañuy wax ci ñaari minutes ci wàllu logement ndax yow lañ ko dénk itam. gouvernement bi dafa nasa yombalal nit ñi aw dëkkuwaay. war ngeen cee gaaw de ndax lojaas bi mi ngi gaañ nit ñi. ñi bëgg suuf. mënuñ caa jot ndax seer léeg-léeg mbaa sori yéen sax li ngeen nas ci ay logements sociaux yéen a ngi ko bëgg a def ca gannaaw yéen fu ñu naan dàgg xolpa moom lu tax ngeen bëgg a yóbbu nit ñi dàgg xolpa moom waaw parce que Dakar dafa doon presqu'île loolu jarul ma koy waxaat dëkk lu tuuti la ñëpp bëgg fi dëkk parce que mën naa am koom-koom bi fii la gën a féetee mais dama ciy dellu si waat rek di wax leen gis nga yenn saa yi dëkk def choix ku ne di kaas waaye bu bés bu toll nii jotee nga posé ma question dama ciy sawar lu mel ni TER lii mooy njëriñ bi parce que ñëpp mënatuñ dëkk Dakar boo xoolee statistique u CETUD dañ la naan 800 000 personnes ñooy jógee diggante banlieue Dakar di ñëw biir Dakar pour liggéey si wala pour toppatoo ci seen soxla ñoo ñëpp ñu répartir leen ci ay transport en commun bus de 30 bus de 25 bus de nangam donc tey jaadu na Sénégal toll ci aire boo xam ne dafa war a am li ñuy wax transport de masse benn appareil boo xamante ne par jour mën na transporter moom rek 120 000 personnes di leen yóbbu di leen andi léegi ñi nga xamante ne mënuñoo dëkk Dakar te luyaas mi ngi leen di fay mi ngi leen di sonal te pourtant am nañ potentiel économique gu moom kër gi ñu am parce que tey boo demee dëkk yi nga xam ne ñoo gën a mag lan moo fa am luyaas bi ngay fay weer bu dee moom ngay joxe ngir mën a moom kër gi nga xam ne moom nga dëkk mais ñun góorgóorlu yu mel ni man ak Babacar Fall naka la ñuy def dañuy fay luyaas ba pare
di épargner pour jënd suuf boo ko defee fukki at jënd suuf si nga moom boo paree épargner waat fukki at tabax gros œuvre boo paree épargner waat di karoleeg nangam balaa ngay retraité du la fa fekk. looloo tax nag ñu ne léegi dañuy wut foo xam ne suuf yomb na fa ñëpp xam nañ ne Dakar suuf amu fi yéen li ma leen wax rek da ngeen am chance yaa ngeen nii jaago janoog géej gi kenn du ko xëccoog yéen mais boo demee dagg xol fa état du Sénégal dagg fa 4700 hectares am yéene aménager ko jox ko promoteurs yi ba pare ne leen nag li ma bëgg mooy ñu créer 100 000 logements yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo koy moom du ñu fay lu weesu 10 millions ñaareel ba ñu fexe yombalal leen ko ñu fay ko ci fukki at ak juróom damay joxe souvent benn exemple sama mbokku taximaan yi da nga ciy gis koo xam ne bés bu ne mu versé 10 000 francs 10 000 francs boo ko dajalee ci weer wi mën na doon 300 000 mais boo jàppee ne par exemple liggéey na 25 jours sur 30 am na 250 000 mais 250 000 yooyu bu ci jëloon 80 000 wala 100 000 di ko déposer ci banque am fonds de garantie comme ni ko président waxee ci programme am nga xam ne peut-être moom système classique am na revenu mais système classique bi lebal nit ñi bu fa demee duñ ko nangu parce que dañ ko naan amoo salaire amoo CDI mais dëkk yu mag yi yu mel ni États-Unis ak nangam da ngay dem mu am fonds de garantie boo xamante ne boo fa déposer sa këyit ñu gis ne yow régulièrement yaa ngi versé nangam ñu jox la kër goo xam ne luyaas yi ngay fay mooy tax nga moom ko donc ñun système boobu lañ bëgg a egg si bu ko defee sénégalais yi moom seen ay kër boobu. waaye nag bala nga ni naam ne fa est-ce que loolu da ngeen ca yegg bu fekkee seen nguur waddul ci diggante bi ndax coowal pétrole bi nga xam ni moo lëmbee Sénégal li ci mujj sax mooy xaalis bañ ne société bi Aliou Sall sanc ci atum 2012 di Agritrans ñu ne xaalis ba fu mu jógee 146 millions moom mu ni mosu koo jot démb El Hadji Kassé mi xelal président Macky Sall ci wàllu communication ne jot na xaalis bi waaye ci wàllu luñ ko sàkk woon ci xam-xamu consultance ci wàllu mbay la finalement yéen a ngi wax lii di wax laa mbir mi jaxase na leen lool. waaw Babacar xam nga coow moom bu amee jaxasoo mën na am dëgg la mais li nga xam ne moo am mooy ñun Sénégal dañu war a waxee ak responsabilité gis nga sujet bi ñuy wax muy wàllu pétrole bi lu am importance la man du ma dérobé bu damay wax li ma ci xalaat li nga xam ne moo am mooy d'abord Sénégal coow li bëri na d'abord il faut ñu jàppaat contexte su 2012 Sénégal nekkul woon dëkk boo xam ne yaakaaroon nañ ci moom pétrole donc dëkk société yi fi daan ñëw nga xam ne ay major lañ bëriwul dafa mel ni rek tey ma joxal benn exemple ci football il y a 4 ans Sadio Mané nga foog ne Real de Madrid doon na ñëw wala 6 ans dem di ko jëli Bambali wala Génération Foot non il faut mu am ay sociétés yu ndaw yoo xam ne ñoom ñooy dem dëkk yi nga xam ne amul potentiel pétrolier wala amul potentiel de footballeur parce que pétrole nee nañ ak football ñoo yem ci wàll boobu loolu koy xamee mais dama lay jox exemple da nga may déglu coowal Aliou Sall jot naam jotul ak fu xaalis ba jëm ak ger giñ ciy wax ñoom seen loolu la ñuy wax xam nga dama faaw tamit ñu andiwaat histoire jamono jooju kenn xamul woon ne Sénégal dina am pétrole boobu recherche boo koy def 8% de réussite moo am dans le monde te Sénégal bokkul dëkk yi nga xamante ne dañ ko daan yaakaar ci ñoom léegi nag bu ñu ñëwee ci lii nga wax léegi nii président de la République jël na attitude sage ak attitude responsable mooy coow li bëri na ku ne yaa ngi wax président de la République ne ubbi naa information judiciaire wax naa procureur de la République képp ku am loo war a wax nga dem wax ko foñ koy waxee donc képp koo xam ne am nga preuve da nga ne fay nañ ko ndax nangam moo xam consultance nu mu tudd agricole demal nga yóbbu sa preuve ci justice keneen ku am xam nga Sénégal dafa neex bu coow amee 1000 personnes ñooy wax ci réseaux sociaux yi ku nekk ñu tàllal le micro ngay wax waaye nag bu justice attention parce que ñun tamit duñu république bananière justice bu fekkee dafa jóg ne tey jii nii képp koo am information na ñëw képp koo xam ne am nga loo wax te jàpp nga ne am nga preuve parce que tamit il faut ñu xam ne justice dafa am lu ci am. mais Georges da nga may déglu dafa am lu ci am mooy présomption d'innocence gis nga man ni may gisee ku mel ni Abdoul Mbaye ñu naan dafa falsifier ay kayit man du ma ci kontaan parce que dafa war a am présomption d'innocence mais pourquoi keneen tamit duñ ko may présomption d'innocence li nga xam ne moo am solo mooy justice jël na dossier bi. képp koo xam ne am nga preuve mais demal nga wuy justice. mais mënuñu ne ci benn réew boo xam ne 1000 personnes ñooy wax ci benn sujet bu ñu nee dem leen justice andi seen preuve. ci laa bëgg a wax est-ce que tey waruñoo woo El Hadji Kassé déglu ko. ndax nee na xaalis googu jaar na ci Agritrans te kaddug El Hadji Kassé dañ koy méngale kaddug njiitu réew mi ndax c'est à ce titre lañ ko invité woon ci TV5. waaw li ma la mën a wax mooy justice. invité na képp ku bëgg a wax mu dem wax képp ku am preuve mu dem preuve doo leen ñëw ma jël sama collègue ministre naan la mu wax nangam ak nangam man je suis pas dans le secret du conseil spécial du président mais li ma bëgg a xam daal mooy lenn. jàpp naa ne non li mu wax dama source bi ak yow laal bëgg a wax. boo déggee Aliou Sall li mu wax leer nee na moom mosul jot virement wu Agritrans donc El Hadji Kassé bu waxee loolu peut-être ku ci nekk na dem justice joxe li mu war joxe comme information c'est tout. Abdou Karim Fofana il faut ñu respecter tamit li nga xamante ne moom mooy état de droit mënuñu ne ci réew moo xam ne bu xibaar amee 1000 personnes wax ci réseaux sociaux yi bu ñu waxee ne nañ dem DIC wala nañ dem ci procureur ñaar ñetti nit ngay gis ñuy yolos di dem.
Abdou Karim Fofana jërëjëf yendoog jàmm ministre urbanisme logement ak hygiène publique yendoog jàmm